Amérique ñoom dañ ciy teel a taxaw merci beaucoup Mama Faye. merci beaucoup Pape Thiam ñu jàll ci dernière actualité bi nga xamante ne dañ ko waxtaanee tey bi ñu concerne le commissariat d'arrondissement de Diamaguène à Sicap Mbao qui a été alerté de la présence d'un homme grièvement blessé gisant au sol au quartier Hamdalaye 1 Le 20 décembre 2025, aux alentours de 21h35, à leur arrivée, les enquêteurs ont découvert la victime inanimée allongée sur le dos. Face à l'urgence vitale, une évacuation immédiate vers l'hôpital de Pikine a été organisée par les proches sous escorte d'un agent de police. Malheureusement, le décès a été constaté par le médecin de garde dès l'admission. Ces constatations médicales, l'examen corporel a révélé une plaie pénétrante profonde sur le flanc gauche du dos, vraisemblablement infligée par une arme blanche, couteau ou objet similaire. L'absence de traces de sang sur le lieu de découverte a permis aux enquêteurs de déduire que l'agression s'était produite sur un site tiers. La victime aurait tenté de regagner son domicile avant de s'écrouler sous l'effet de l'hémorragie. Malgré l'absence initiale de témoins de la rixe, les investigations de la brigade de recherche ont permis de recueillir un témoignage crucial faisant état d'une violente dispute survenue le samedi après-midi au cours de laquelle un individu proférait des menaces de mort explicites à l'encontre du défunt. Le dispositif de recherche a conduit à l'interpellation du suspect ce dimanche 21 décembre à 9h50. Lors de son interrogatoire, le mis en cause est passé aux aveux complets. Il a justifié son acte par un mobile dérisoire. Le mobile, une dette de 200 francs CFA que la victime lui devait. Le passage à l'acte suite à une altercation verbale, le suspect est allé s'armer d'un couteau avant de surprendre la victime par derrière et de lui porter le coup fatal au dos. Le suspect est actuellement placé en garde à vue pour homicide volontaire. L'arme du crime est en cours de recherche et la procédure suit son cours avant le déferment devant le parquet. Dieu, temps yi li ñuy gis ay meurtre bëri na mais parfois day nekk day partir sur les choses yoo xamante ne duñu ne dafa futur wala dafa terre à terre mais da koy jege tuuti. Gis nañ fi temps yële ñi nga xamante dañu rayante woon si xaal bu kenn ki doon lekk te mayul keneen ki. Gis nañ fi keroog benn client boo xamante ne ces informations yi dafa jam ki nga xamante moo nekkoon apprenti bi pour affaire monnaie lañ jote. Gis nañ fi keroog ki nga xamante ne dafa rey yaay ji parce que yaay ji da ko accusé de vol ainsi de suite bi ñi mobile bi 200 francs la ñu jotee et comme je dis tout le temps day déparé si loo xamante ne duñ ne amul solo mais day solom day néew par rapport ak vie yi nga xamante ne mooy détruire ci à partir de cet acte. moi léegi de Sénégal tëkku nit moo yomb. tëkku nit moo yomb te xamuñ li nekk ci tëkku. caporal naa def nangam loolu dafa rëy tëkku nit léegi dama gis ne dafa yomb ci Sénégal léegi trop maanaam benn baat ñaari baat. Abdoulaye Dieye tëkku caporal soo muy wut naa def nangam alors que ni tëkku dafa am leen loo xamante ne xëy na du wala sax c'est pas naturellement du loo mën a expliquer mais dafa am leen lu nekk ci gannaaw parce que nit ki boo ko tëkkoo rek dafa am leen loo xamante ne daf la animé ñu gis benn société sénégalaise boo xamante ne dañoo commencé di bàyyi carrément suñu ay valeurs carrément suñu ay valeurs ci coow da daan am réeroo da daan am mais en tout cas amoon na méthode boo xamante ni moom lañ ko daan defee wala am nañ ko doon léegi li gën a garaaw ci Sénégal léegi mooy lan jàpp mer Sénégalais bu njëkk ba mën na coow mais day bàyyi mais léegi Sénégalais day jàpp mer mooy lan situation day am man dama ci dem ba mu jeex maanaam amu ci lu may delloo gannaaw amu ci ku may delloo gannaaw amu ku may waxal ba ma reculer amul ku mën a mbindeefu yàlla mën a teg sama kanam ba man li ma bëgg a def ma bañ koo def. loolu dafay expliquer beneen phénomène bu Sénégal day expliquer beneen situation beneen sénégalais homo sénégalensis boo xamante ne bu bees bu ñu créé moo tax li may wax mooy nañu delluwaat ci suñu cëslaay nañu delluwaat ci valeurs yi nga xamante ni loolu lañ fi bàyyi woon mag ñi war a yar nañuy yar gone yi ci valeurs yi nga xamante ni loolu lañ fi bàyyi woon parce que am loo xamante ne ci commencement ba la boo ko ratee rek kooku bu màggaalee loolu c'est fini leneen li ci topp na mooy seetaan toujours fu mu xajut fa lay dugg xam nga tey pour une histoire de 200 francs nga rey ci nit loolu boo xoolee da nga xam ni ki def loolu seytaane mën na ko dëgg sax dëgg parce que ba nga xam ni 200 francs bi nga xamante ne ni du dara ak par rapport ak bakkan bi nga xamante ne tey moom nga jël comme li wax rek tout le temps des fois di nga def loo xamante ne bi ñu koy def soit àndoo sa soxla wala en tout cas topp nga yow sa xol mooy tëkku gi may wax ba nga def jéey ji boo paree nag dañu naan
fekk jëf wees na. rëccu fekk jëf weesu na. l'essentiel dañuy woowaat ñëpp ñu bàyyiwaat xel suñu ay valeur ñu delluwaat ci li nga xamante ne ñun moom la ñu amoon ñu tempérer xol yi. dañuy indiwaat xel yi. xam ni àdduna dara jaru ko xam ne ñun dafa am ci loo xamante ni ñun moo nekkoon suñu cëslaay maintenant léegi bàyyi nañ ko carrément nañ ci bàyyi xel baax a baax. waaye dawdu bi nag ñu ngi koy masawu baax di ko ñaanal fu mu jëm yàlla ko gënal fi mu jugee. masawu ay njabootam xam naa daal métti na amul leen lu ko mën a expliquer moom. merci beaucoup alors Pape Thiam un commentaire. waaw xanaa kay Sénégal mel noonu rek jamono bi dafa mel ne su ma juumul da nga ni ban quartier la Sicap. fi nga tudd wala jàmm gën waaw secteur bi la. chaque jour ma ko même secteur bi la yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla yërëm ko te yeexañu di wax ni nañu defaraat jukko yi rek parce que Sénégal léegi man daal problème yu ndaw ngay dégg ñu la rey nit problème yu ndaw ay problème 200 francs 200 lu ci jar rey nit xanaa nit bu la yoroon ay milliards fi nit yor na fi nit ay millions sax te reyu ko. xam nga parfois aussi mooy jëy xaw na ko borom sutaala sax bi wax tëkk wante parfois c'est pas xaalis bi mooy tax ñu reyante mais xaalis bi lay déparé ñu waxante loo xamante ne kàddu yoo xamante ne waa kay yegg na foo xam ne jaru ko woon. loolu ci yarin gi la parce que bu fekkee ni yow ni nu la yare mooy lu waay wax rek da nga koy menacer parce que sa waajur bu dèjà am na si ñoo xam ne seeni waajur li ñu leen jàngal mooy saaga dama lay dóor dama lay rey dama lay jam dama lay rendi ay maala dàq volé maanaam yooyu boo ko dee wax xale moroomu mu waxal rek jàppal ni loolu la koy wax ci biti te yow na nga ko doon yare aussi bu génnee pour moom lu mu am rek moom day justifié wu après ci moroomam jooju nga xam ne yore na ko parce que 200 francs xam nga ni bi mu ciy werantee ak moroomam jooju noonu cela veut dire que est-ce que 200 bee tax mu rey ko ay kàddu moo fa jug ba kàddu yee ëpp mu dem ba mënatul gérer boppam mënatu ko tenir mu jàmm affaire yi noonu kese la bu dee moom la yaa ngi dégg parce que suspect la ñu wax. yaa ngi dégg. avoué na ni moom la. ah kon jeex na léegi nag. 200 francs la ko yoreel wax ji ëpp mu jam ko mu jeex léegi nag nañu yaraat suñu doom yi ñi nga xam ne nekk nañu mag ñu gis leen ñu gis yenn def parce que des fois di nga gis benn mag def geste wala acte boo xam ne day leer ni kii bu ko defaatee mën naa rey nit wala mën na faat doomu aadama yooyu bu ko nit dee def day jar sax ngeen ñu internet ko fenn waxtaan ak moom sensibiliser waat ko mooy li ma doon wax la dernière fois rek bàjjanu gox yi ASC yi chef de quartier yi des fois dañuy war di def ay débat invité jeunesse bi yëpp te encore ma waxaat ko mais mairie boo dem am na ay conseil communal de la jeunesse am na ku koy jiite mais ñooñu tamit am nañ ci rôle nañuy woo jeunes yi des fois ñuy toog di waxtaan ak ñoom lan mooy problème bi lan mooy jafe-jafe yi lan mooy leneen sensibiliser leen ñu moytu yenn yi pour man loolu mën na saafara lu baree bari mais bu ñu toogee rek di seetaan xale yi dañuy def leen neex moment fa. merci beaucoup Pape Thiam Mbaye caporal. waaw maman muy lu doy waar xam nga sànq yaa ngi wax lu am solo maanaam ñu si bëri dañuy xool sombi non lu ñu ak fayda lu ñu leen boole. fekk la plupart lu ñu waxante la. nit da nga koy wax loo xam ne lu ko métti la fekk bu ne lu ñu leen boole ñu ne 100 francs ñu ñàkkal fayda 100 francs fekk am na leneen loo xam ne moo gën a profond loolu lu leen boole. beneen remarque bi ma ciy defaan mooy maman weer ñu fii waxtaane yëpp muy ay mbirum agression wala mbirum leneen ak leneen lu ci bëri tey lenn dong lañ ci mën a noter muy délinquance juvénile bi mu ngi commencé màgg ci biir réew mi délinquance juvénile bi mu ngi màgg ci biir réew mi maman Faye man des fois damay laajte benn boy sax ñu ne ma mu ngi ciy jël bi comprendre te ñëw na ay xale yu ndaw lañu. barki dew am na benn booy boo xamante ne ba mu génnaate prison yàggul mais ba mu rombee changement bi nekk ci moom sawar ak am yaram beeg di va et vient ci laa laaj ne kii moom xanaa fee la nekkoon ñu ne ma sii fa la nekkoon après ñu créé fa benn waxtaan mais par la suite 2 jours après ma am fu ma dajeeg booy bi waa gendarme di def seen liggéey mooy BR di def seen liggéey ak affaire yooyu noonu booy bi maanaam daal. am na fu ma doon dem daal daje fa ak boobu gis ko rek ma woo ko rek boobu mbir dem yoonam comprendre tey mooy li may wax rek côté délinquance juvénile Maman Faye nañu xool état bi nan lañ mën a taxawee pour éradiquer li nga xam ne moom mooy fléau parce que booy ñu ngi commencé jël yoon woowu noonu tey loolu noonu tey ci yaram wi la wala booy fréquentation yi def ci mbedd mi wala côté psychologie boobu nag il faut ñun ñu bàyyi ci xel bu baax a baax tey xale yu dong ngay gis naan yaa yow doo dara xale yu ndaw ngay gis toog ci ay mag wala romb ay mag di saaga ndey yoo xamante ne doo comprendre mais par la suite da nga naan lan la ni ngi leen yare la wala mbedd mi lu ñuy fréquenté la wala lan en tout cas loolu daal maa ngi ci invité ñi nga xam ne ñoom
seen xel màcc na lu jëm ci loolu surtout parents itam ñu gën a organiser wu li nga xam ne mooy xale yi parce que tey man des fois damay toog ma xalaat ne man jour bi nga xam ne sa yaay dem na di matu ji jour ba nga la indilee sa doom ne la madame diwkat am na doom nga téye sa doom yi bànneex bi ñu ci yëg non da nga naan kii moment boobu noonu bànneex bi ñu ci yëg nga ak 12 ans après wala 13 ans après nga gis ki nga xam ne moom nga uufoon di ko xool di bëgg di kontaan di la dugg ci yenn guute yoo xamante ne maman Faye doo comprendre donte conseiller nga boo sonn donte am na ñoo xam ne ñu ngi couvrir seen doom naan sama doom melu neew ak affaire yooyu noonu di raay raayal seen doom loolu itam xale yi war nañ cee mën a jàppale seen yaay bu baax a baax a baax parce que jaabante bi diggante seen kër ak fi nga xam ne mooy brigade waxoon naa ko dama koy waxaat yaay yi dong ngay gis ci buntu fi nga xamante ne moom mooy maison dara yeegu waaw surtout jigéen ñi ñoom ñooy gën a sonn jigéen ñi sœurs yi ñoom ñooy gën a sonn góor ñi dañuy dem liggéey boo waxee ñu ne moo xam dina fa añ wala leen ak ñu si bëri nag mais tey yaay yi ak bàjjene ak jigéen ñi ñoom ngay gis ci buntu campénal yi leneen ak leen toog pour yóbbu li nga xamante ne moom mooy añi kon daal jàppale la nañ jàppale suñu yaay quoi ak suñu waajur Maman Faye jërëjëf. waaw boobu moom xam naa ne moom am na beneen actualité boo xam ne moom suba incha allah Nour mi ngi ñu koy fàttali. xam naa suba moom daañu ko waxtaanee. mooy tey borom ki nga xamante ne daa rey jabar ji ñu naan tey ko moo ko tey. ak coow yi nga xamante ne waaw ndax famille bi ku si nekk. famille bi bu ñu nee couple bi ñu ngi doon déggoo bu baax beneen famille bi nañ couple bi déggoo wu ñu woon. xam nga mu nekk histoire bu xaw a doy waar boo xam ne mais j'imagine que d'ici demain incha allah daañu am lu gën a leer mais soo moom foog ñu waxtaanee ko ndax Sénégal tamit man jënd arme bi tamit jaaxal na ma daal la maam Cheikh waxoon rek almaxtu waxoon rek réew mi nañ ko sang nañ sangat réew mi sangat réew mi maam Cheikh waxoon na réew mi nañ ko sangat dañ sangat réew mi léegi dara lañ ko sangee yow waxoon na ko de ñaan yàlla nag xalaatam boobu noonu ñu bañ cee tàbbi ñaan yàlla yow waxu maam kilifa yooyu lu ñu wax. waaw seen wax lu nekk quoi seen wax lu nekk du ñuy caaxaan. waaw réew mi war nañ ko sangataat. war nañ ko sangataat. rente gi fi ne. du jeex jaanti doole gi fi ne. leen réew mi réewum Sénégal. quand même c'est inédit parce que déjà li ñuy dégg nit ñu rey seen jabar déjà dafa bëri mais quand même avec une arme moom bii moom ak pistolet moom ñu ngi koy. du ma ne ñu koy dégg jabar ni mu neex version ñoo man xam na ma sama problème wallaahi jabar man xam na wax man chaque jour je le dis man nan la nit mën a tiimi nit rek maanaam rey ko sans man c'est-à-dire que man loolu yow boobu garaaw de da nga naan jéy man mënu ma ko comprendre man loolu mënu ma ko concevoir gis nga jéy jabar ni mu neexe yow koo xam ni maanaam est-ce que mbëggeel dox na seen diggante en fait mais bu mbëggeel doxoon seen diggante xanaa dafay nii laa man mais li ki wax rek ñii soutenir thèse bi ñii soutenir l'autre thèse mais lu ci mën di xew gis nga dafa am loo xam ne kenn du ko fooyee arme du lu ñuy fooyee ci mbooloo du lu ñuy mañee ci arme du lu ñuy fooyee waaye yow jënd arme jënd pistolet sax te amoo perte xam nga tamit déjà au delà moom infraction yi moo bëri daa bëri infraction yi moo bëri déjà bu ñu duggee temps mais bi moom suba incha allah foog dafa am solo quoi waxtaanee ko incha allah alors ñu jàll ci rubrique sinon rubrique lamb ji du mën a jàll te Aïcha